الجلال فسرت مقسطا بلا إقلال مع الأكيم مهترى كل يدي من البرايا أقبلت أديتي إلا أقبلت أدية الكريم وكل ما كنت من الله الأرام آيات منزل كتاب نزلي وإنني أني الأشاب محشلي إذا تلوت آية نلتم منا من مالك مملك قد أمنا تجري مباغ di kontaan lool bi ma teewee fii si Njaareem li ma fi indi nag yow yaa tax parce que yow yaa ma invité ñu xamante am na ay ñetti at te li tax ma ñëw tamit jóge Dakar ñëw fii mooy xam sa bëgg-bëgg Serigne Touba sa bëgg-bëgg Serigne Touba yow Baye Fall Serigne Touba nga loolu rek moo tax ma ñëw di kontaan tamit ci waxtaan wi ndax yoonu murit dafa soxla ay jotaay yu mel nii dafa jot ñu gën a exploiter xam-xam ci biir yoonu murit loolu moom sama combat bi bu ma gën a intéressé mooy loolu ma gën a intéressé ndax danoo tàmm di daje ci ay cant suñ dajaloo lekk naan waxtaanu daanu nit ñi daanu ñu daal tasaaroo boo xoolee li ñu fay jëlee ci xam-xam lu néew lay doon te pourtant ñun yoonu murit xam-xam fi la fekk baax donc ma yaakaar ni jot na ñu xam ñu gën a liggéey ngir tasaare xam-xam bi Sëriñ Tuubaa mën nañ ko liggéey ci doole mën nañ ko liggéeyal ci alal waaye yaakaar naa ne liggéeyal ko ci xam-xam lu am njariñ la te dama yaakaar ne ñun intellectuels yi liggéey boobu ñoo ci war a jiitu donc kontaan naa lool bu ma ñëwee fii fekk fédération daayira ay université ak étudiants loolu lu ma yàgg bëgg la parce que boo demee ci université da nga fay fekk ay daayira yu bari waaye duñ booloo te wolof Njaay li mu wax mooy dëgg booloo mooy doole. donc pour ñu mën a liggéeyal Sëñ Tuubaa dëgg-dëgg foog ñun intellectuels ñu booloo bu nu booloo maintenant ñu xool nan lañ koy liggéeyale lan lañ mën a def bañ àdduna bi yëpp xam liggéeyu Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa du pour ñun wolof yi dong Sëñ Tuubaa pour àdduna bi yëpp la ñëpp ci war a jariñu waaye pour loolu nekk ñun dañoo war a am liggéey boo xam ne ñoo ko war a def liggéey boobu képp kuy intellectuel murit képp kuy chercheur murit war nga see participer loolu lu ma ñor la. tout dernièrement rencontré naa à Dakar benn mbokk taalibe bu nekk France ñuy waxtaan mun ma foo ñu mettre en place un groupe d'études et de recherche sur le mouridisme professeur ma ne ko loolu lu ma intéressé la naa si def li ma mën pour que ñi ma xam ñëpp ma informer leen ñu mettre en place ce groupe de recherche et d'études sur le mouridisme mu war a progresser vers un centre d'études et de recherche sur le mouridisme loolu sama yéene bu ma ñor la parce que bu ñu ko defee liggéey bi day gën a yomb donc maa ngi kontaan lool ci sama teewaay fii ci Njaareem di remercier une fois de plus professeur Gaye bëggoon naa tamit ci yenn suñuy waxtaan yi surtout dans le milieu universitaire ñuy ëpp lu ñuy utiliser langue tubaab parce que ñu dañoo tàmm bu ñu nekkee suñu biir rek di wax wolof bu ñu ko defee ku déggul wolof du bokk parce que boo defee conférence université Dakar
mbokk taalibe yi teew yeneen étudiants jógee yeneen réew teew ay tubaab teew ngay làkk wolof rek mais ñooñu ñun dégg dara duñ comprendre. boo demee bitim réew dafa def conférence fu mel ne Italie italiens yi teew bëgg a xam ñuy waxtaan di wax wolof rek mais italiens yooyu duñ xam donc loolu tamit foo ñu ci xalaat au niveau de la communication bañ a yemale lépp si wala làkk wolof loolu foo ñu jëm koo régler parce que c'est extrêmement important donc li ma bëggoon waxtaanee mooy Maam Cheikh Ibra Fall parce que ni ko professeur Guèye waxee depuis lu mat 10 ans ou 15 ans sama recherche yëpp si Maam Cheikh Ibra Fall Maam Cheikh Fall laa ko jagleel. suma doctorat si Maam Cheikh Fall laa ko bind sama mémoire maîtrise si Maam Cheikh Fall laa ko bind sama DEA si Maam Cheikh Fall laa ko bind donc ba ma commencé sama recherche ba léegi si moom laay gëstu te ba léegi maa ngi continué di gëstu moom parce que Maam Cheikh Fall kenn mënu koo dajal kenn mënu koo jeexal tey nag ma bëgg yoon a wax si Maam Cheikh Fall. D'accord. Donc je vais démarrer en français parce que d'ailleurs c'est mon souhait. Je vais démarrer en français. Donc je me présente, je suis docteur Doudou Mané Diouf, enseignant-chercheur à l'UCAD, plus particulièrement au département de lettres modernes. Donc j'ai consacré toutes mes recherches à la communauté mouride en général et à Cheikh Ibra Fall en particulier. Depuis mon mémoire de maîtrise jusqu'à ma thèse que j'ai soutenue en 2010 au département des lettres modernes de l'université Cheikh Anta Diop. L'intitulé de ma thèse était la réforme socio-culturelle mouride. La réforme socio-culturelle mouride. Avec comme acteur majeur Maam Cheikh Ibra Fall. Et mon intervention se fera dans ce sens. Parce que je vais essayer de vous présenter davantage Maam Cheikh Ibra Fall sous un autre visage. Parce que généralement quand on parle de Maam Cheikh Ibra Fall, on prend en compte l'aspect spirituel de l'homme. Mais c'est quelqu'un d'équilibré, Maam Cheikh Ibra Fall. Il est à la fois spirituel et temporel. Il est à la fois spirituel et temporel. On n'a pas besoin d'insister sur l'aspect spirituel. Nous mettrons l'accent plutôt sur l'aspect temporel. Maam Cheikh Ibra Fall, comme vous le connaissez, a été le compagnon le plus fidèle de Cheikh Ahmadou Bamba. On le surnomme Babul Mouridine. Babul Mouridine, qui signifie quoi en français? La porte du mouridisme. Pour montrer son importance dans la confrérie mouride. Et il a accompagné Cheikh Ahmadou Bamba pour la réalisation de cette réforme socio-culturelle de la société wolof. Le temps ne le permet pas, mais il faut savoir qu'il a été actif sur le plan social, il a été actif sur le plan culturel, comme il a été actif sur le plan économique. C'est ce dernier point-là qui va nous intéresser beaucoup plus particulièrement. Autrement dit, Maam Cheikh Ibra Fall comme acteur économique. Donc si en wolof li ma bëgg a waxtaanee ak yéen tey mooy jaar-jaaru Maam Cheikh Ibra Fall si wàllu koom wàllum économie lu nu mën a jàpp si jaar-jaaru Maam Cheikh Ibra Fall si wàllu économie loolu laa bëgg a waxtaanee ak yéen tey. may tàmbali nag damay mettre en place le contexte historique
bi nga xam ni yoonu murit si la juddoo. yoonu murit mi ngi juddoo au XXe siècle. XXe siècle au Sénégal dafa nekk étape bu am importance ndax XXe siècle la fi colonisation dugg. colonisation bi mu fi duggee la fi nguuru ceddo yi jeex. nguuru ceddo yi jeex parce que tubaab bi moo fi jeexal nguuru ceddo yi. bi colonisation maintenant imposée par la force tubaab bi dafa doon def tout pour maîtriser maintenant les esprits. c'est dans ce cadre-là mu mettre en place lu ñuy wax école française. école française lan moo doon yitteem mooy soppi xelu doomu Sénégal yi fi nekkoon ba xam ni dañ leen mën a noot ci xel. ma leen a dominer di leen mën a manipuler loolu moo nekkoon rôle école française. école bi fi njëkk a tijji ñu ko tijji Ndar école française école bi nga xam ni bi fi njëkk a tijji ñu ko tijji Ndar ka fa njëkk a jàngale mi ngi tuddoon Jean Dard moo fi njëkk a nekk enseignant de l'école française laïque. balaa boobu amoon na fi école catholique moo fi njëkk école catholique. moo tax boo demee dëkk yu bëri école yi fa gën a màggat ñu fa njëkk mooy école catholique yi. donc après école catholique lañu indi école française mu jaar Ndar law si réew mi. école boobu li ko taxawoon jógul waxoon naa ko léegi mooy soppi xelu Sénégalais yi defeen ay tubaab yu am der yu ñuul moom la tubaab di wax aliénation culturelle déracinement aliénation culturelle. loolu tax murid yi yàgg a xeex école française tubaab bi bind na ko boo demee archive dañ ñu gënoon a bañ école française Sénégal mooy murid yi. def na lu nekk pour que murid yi dugg ci école française ñu bañ bu nu mujjee fii ci Njaaréem lan dem seet Sëñ Tuubaa ndi ko sëñ bi dañoo bëgg nga dimbale ñu sa taalibe yi dugg école ci suñu école yi mun leen loolu de mën naa nekk waaye. à une condition dañuy négocier li ma lay wax ni mi ngi archive mu ne ko waa loo bëgg mu ne ko man damaa am école moo bëgg bu xam ne bokkut ak seen bos. mu ne ko ban école nga bëgg mu ne ko da ngeen di def école bu xam ni day jàngale langue française dana jàngale làkku française langue bi dana ko jàngale waaye di soppi nit ñi ñu di ko dàqoo nan mu ne ko école boobu dama bëgg ñu fay jàngale arabe. damaa bëgg si école boobu ñu fay jàngale arabe tubaab bi ni ko d'accord naa looloo indi première école franco-arabe bu ñu tijji ko fii si Njaaréem. première école arabe bi ngay dégg école franco-arabe boo dégg Sénégal cosaan lañ mi ngi Njaaréem cosaan li mi ngi Njaaréem c'est la ko njëkk a tijji te loolu Sëñ Tuubaa moo ko liggéey moo imposé tubaab bi école franco-arabe avant loolu li ñu amoon mooy école française rek. loolu jar a xam la lu jar a xam la donc tubaab bi indi école française implanté ko mu war a soppi xel yi ci nit ñi mu amaat benn facteur muy église catholique yàgg na fi église catholique li ñu bëggoon mooy lan def sénégalais yi ay catholique def leen ay chrétien bu njëkk xale bu dugg école catholique da ngay nekk catholique bu njëkk Dakar Saint-Louis xale mu dugg école catholique dafa jànge da ngay nangu nekk catholique. catholique yooyu jéem a dugg ci biir réew mi dugg ci biir àll bi def sénégalais yi ay catholique muy combat bu xam ni li ñuy wax église catholique moo ko mëne ak li ñuy wax ay missionnaires yi dugg ci dëkk bi ci biir réew mi di nax nit ñi di leen jàppale ci wàllu social en même temps ñu di jéem a corrompre pour ñu ñëw wàll ci diine chrétienne
loolu ñuy wax œuvre sociale c'est-à-dire dama lay dimbale jàngal la dama lay dimbale jàngal la liggéey dama lay dimbale faj la mais en même temps ma lay nax ngir nga bàyyi sa diine fekk sama diine loolu fi amoon ci yooyu jamono ñu ciblé ay population yi xam ni duñu woon ay jullit duñu woon ay musulman population yi mel ne séeréer yi sama mbokk séeréer yi dana gënoon a ciblé ak population joolaay yi dana gënoon a ciblé pour que ñooñu dugg ci diine chrétien boobu mooy deuxième facteur bu xam ni moo nekkoon en place à l'époque troisième facteur yi mooy ceddo yi ñoo fi nekkoon ceddo yi mooy doomu buur yi bi ñu fi dindee nguur yi njëkk yi nguuru ceddo yi doomu ceddo yi fi desoon tubaab daf leen a jël jàngal leen ci école bi nekkoon Ndar parce que tubaab dafa tijjoon benn école boo xam ne fa la doon formé doomu buur yi ba pare maintenant dugg leen ci administration coloniale ñu nekk ay chef de canton doomu ceddo yooyu di xeex l'islam di ko xeex ki ci gënoon a ràññeeku ci xeex l'islam ak Cheikh Ahmadou Bamba xam ngeen ko mooy Mbaaxaan Jóob doomu kan doomu Lat Joor te mu mujj tuub nekk murit sëñ bi tudde ko nan Abdou Khafour l'esclave repenti Abdul Khafour donc ñoo fi nekkoon ak ñan ak sëriñ si ku mel ni sëriñ Touba ñooñu nekkal fi diine di xeex ngir diine ñooñu nag ñoo jàkkaarloog tubaab bi di xeex ak moom non pas ci doole mais ci xel parce que xeexu doole bi jeexoon na ak kanu yi buur yi fi nekkoon ñii dee nan ñii daw nan donc xeexu diine xeexu doole bi jeexoon na li fi desoon mooy xeexu xel donc ci xeex boobu nag le Cheikh Ibra Fall joué rôle am ànd si ak kan sëriñam ba di sëriñ Touba mu jàppale ko si su ko li ñuy wax réforme socio-culturelle c'est-à-dire soppeli changer li fi amoon temps du ko permettre mais sinon mën naa développer ces aspects-là li ma waxoon au début nag mais mooy li ma bëgg a war a def mooy présenter leen Cheikh Ibra Fall comme acteur économique Cheikh Ibra Fall bi ko Sëñ Touba yeewee da ko yóbbu Ndar moom rek moo doon taalibe Sëñ Touba bu nu yeewi yóbbu ko ci dëkku taax bu dul moom ñi ci des ñëpp Sëñ Touba da ngeen di yebal sañkel ay dëkk ci biir àll bi mais mu jël maam Cheikh Ibra Fall yóbbu ko Ndar xamoon lu tax mu yóbbu ko Ndar ndax moom dana mujj ñëw Ndar parce que Ndar la jógee dem Gabon bi mu ñëwee Ndar maam Cheikh Ibra Fall dafa commencé commerce la commencé Ndar tijji ay boutique Ndar yu def commerce bi muy def commerce mbokk taalibe yi commencé di ñëw Ndar mu ngi di dalal Ndar am na benn chercheur bi ñuy wax Ndekache nee na première daayira murit maam Cheikh Fall moo ko sos Ndar ndax bi taalibe yi ñëwee Ndar jógee ci àll bi mooy doon dalal fekk boobu mi ngi def commerce Ndar commerce bi di dox bu ndikkee muy di jàngal ay métier yu xam ni dañ ci mën a jàpp ñii tailleur ñii tapissier ñii commerce mu leen di jàngal métier yooyu yemu si mu leen di financer di leen dimbali ci seen liggéey
maam Cheikh Ibra Fall bi mu nekkee Ndar su weesoo commerce bi Ndar da doon tamit nit ku xam ni def na fa agriculture mbayum dër am na dëkk bi ñuy wax booru Ndar Tasñeer dafa doon def mbayum dër di fa bay ay légumes di ko jël di ko yóbbu Saint-Louis di ko fa jaay loolu archive yi ñoo ko bind bi mu jugee Ndar mu ñëw Thiès bi mu ñëwee Thiès duggul biir Thiès dafa fondé benn dëkk bu ñuy wax Daaru Bayre boo jógee Saint-Louis jëm Thiès avant nga yegg ci contournement bi da nga fa gis benn dëkkam boobu ñuy wax Daaru Bayre bi mu ñaanee suuf tubaab bi da ko faa yóbbu bu tax mu yóbbu ko dafa ni woon suuf yoo fa nekk baaxul ndax suuf soosu suufu ban la mu jox ko suuf soosu yaakaar ne mënu koo du fa mën a bay moom ak Baye Fall yi defar ko ba mu baax mu dem Ndar sa pépinière ba fa nekkoon si jardin botanique ba nekkoon Ndar jardin d'essai botanique mu fa jël ay pépinière ay fruits lu mel ne mango lu mel ne banana lu mel ne goyave indi ko di ko bay Daaru Bayre muy ñor mu koy dem di ko yóbbu Thiès du ko fa jaay gis nga mbayum fruits yooyu nga gis Thiès ak Pout ak dëkk yi ko wër yooyu yëpp fa la jógee historiquement mbay moomu Daaru Bayre googu la jógee ndax zone boobu xamuñu woon genre mbay moomu tubaab moo ko fi indi tubaab bi moo doon jël ay garab bitim réew yóbbu ko jardin botanique bi nekk Ndar ñu tuddee ko jardin d'essai dafa essayer plante yooyu ba mu adapté wu ñu doog koo tas Cheikh Ibra Fall loolu la gisoon nag moo tax bi mu dikkee Daaru Bayre mu delluwaat Ndar dem sa jardin ba jël fa ay pépinière jëmbat ko ci tool bi muy meññi nit ñi di ko fa jël di ko yóbbu feneen muy tas loolu tax culture fruitière développé zone boobu loolu liggéey maam Cheikh Ibra Fall la ci xarañam bi mu nekkee Thiès tubaab bi moo bind nii maam Cheikh Ibra Fall amoon na ay boutique Thiès ba Ndar escale boo dem am na fa boutique commerce am bi di dox ba mu la jël grand commerçant yi fi nekkoon Sénégal muy libanais yi libano-syriens yi ak juif yi ñi xamoon ñoo ŋànkoon commerce bi à l'époque ñooñu dem ba jaaxle dem porter ko plainte pour concurrence déloyale ñu dem justice ñooñu daanu ñu vérifier ñu gis ni Cheikh Ibra Fall deful dara lu xam ne jaarul yoon xanaa kay xarajam moo ko may boo commerce am boobu dox mu am ay boutique ni ma la ko waxee léegi nii Thiès ba Saint-Louis escale bu fa am rek am na fa boutique yooyu mu jël ay murit ñu fay liggéey boutique yooyu mu jël ay murit ñu fay liggéey si wàllu mbay maam Cheikh Ibra Fall moo nekkoon mbaykat bi nga ëppoon doole Sénégal baykat bi ëppoon doole Sénégal li ma amoon si tool kenn mënu koo compter tubaab bi nee na tool yooyu amoon na minimum 1000 Baye Fall yi siy liggéey toolam yi nekkoon Sénégal amoon na minimum 1000 Baye Fall yi siy liggéey tubaab bi nee na moo bind man li ma lay wax lépp archive la tubaab bi mooy bind li ma lay wax lii lépp archive la passé naa 1 an et quelques archives di lire rek boo demee archive nationale am na dossier bu ñu tuddee dossier Cheikh Ahmadou Bamba lépp luy archive si mu di fa lañ ko boole passé naa 1 an et quelques di ko fouiller li ma la wax lu nekk archive la tubaab bi moo bind ni maam Cheikh Ibra Fall ci jamonoom moo nekkoon baykat bi gën a ëpp doole amoon na lu ëpp 2 fukki tool ci biir Sénégal ci Bawol Siin fu nekk am na fay tool
ci toolam yi amoon na lu ëpp 1000 Baye Fall yi fay liggéey nee nañ chaque année daawoon na gagné lu mu néew 50 000 francs par an 50 000 francs par an bu ñu ko waxee léegi nii dana néew waaye à l'époque jamono jooju xaalis bu bëri la woon 50 000 francs par an la doon gagné ci mbay te comme ni ma leen ko waxee daawoon na bay mbayum dër muy ay légumes ak ay fruits mais aussi daawoon na bay gerte di bay dugub di bay suuna li ñuy wax culture vivrière ak culture de rente comme l'arachide. nee nañ tamit maam Cheikh Ibra Fall si xarañam amoon na contrat ak chemin de fer bi fi nekkoon den fournil matt xam nga saxaar yi fi nekkoon matt la doon doxe mu dem signé contrat ak ñoom neen mën naa leen di fournil matt mu xam ne moom moo leen di moom ngeen di def seen saxaar yi pour ñu daw ñu signé ko contrat chaque année moo leen di livrer matt chaque année Cheikh Ibra Fall moo leen di livrer matt. ci wàllu immobilier maam Cheikh Ibra Fall daa amoon ay titre foncier ak ay kër fépp ci Sénégal ay titre foncier ak ay kër fépp ci Sénégal muy Ndar muy Ndar muy Ndar muy Thiès ñëpp xam nañ ni titre foncier la fa jënd mooy fi ñuy wax Thiès fàtte naa ko quartier bi Médina Fall titre foncier la ko jënd la fa jënd nga dem titre foncier woo taalibe yi ñëw mu daggal leen may leen ñu dëkk loolu tubaab moo ko bind titre foncier la jënd nga dem titre foncier taalibe yi ñëw Thiès mu leen daggal di leen may ñuy dëkk si Thiès googu bala ma koy fàtte maam Cheikh Ibra Fall amoon na fa école de formation ak internat Thiès amoon na fa école de formation boo xam ni daa ànd ak internat à l'époque li may la wax nii Paul Marty moo ko rapporté li may la wax nii Paul Marty moo ko rapporté mu ne école boobu amoon na lu mat 75 élèves de 6 à 17 ans si biir école bi dafa am internat ñuy fanaan si biir école bi daa am formation professionnelle mu leen di jàngal métier donc bu naan tey daara moderne maam Cheikh Ibra Fall ba mu koy def yàgg na bu naan tey ay daara moderne maam Cheikh Ibra Fall ba muy def daara moderne di si def internat si biir di def en même temps formation professionnelle si biir loolu yàgg na donc loolu day wane ni maam Cheikh Ibra Fall visionnaire la c'est quelqu'un qui est en avance par rapport à son époque parce que booy ñëwee au Sénégal ñu ngi jéem a xool na leen mettre en place des daara modernes mais maam Cheikh Ibra Fall à l'époque il avait réussi à mettre en place une daara moderne à Thiès avec internat avec à l'intérieur une formation professionnelle destinée à plus de 75 élèves âgés de 6 à 17 ans li ma lay wax ni Marty moo ko bind moo dem ba xool ko Paul Marty moo dem ba fekk ko foofu bind ko ci rapport loolu jar a xam la bu ñu ñëwaatee ci wàllu immobilier amoon na ay terre titre foncier yu bëri wax naa ko ci Ndar wax naa ko ci Thiès wax naa ko ci Dakar li gën a yéeme ci Dakar mooy maam Cheikh Ibra Fall day dem Dakar fa gën plateau fa gën booru Palais mu jënd ko ay terre fa gën sa Dakar booru Payla booru Palais fa la am ay terre titre foncier
mu am fay titre foncier si archive yi am na archive bu xam ni en 1913 maam Cheikh Fall mi ngi jaay immeuble laa la wax à Dakar immeuble à Dakar 1913 archive mi ngi man bu fekkoon amoon na projection PowerPoint moo leen archive yi 1913 archive bu wane ni maam Cheikh Fall jaay na benn libano-syrien immeuble à Dakar en 1913 immeuble laa la wax à Dakar kër sëñ bi ñuy wax à Dakar kër sëñ bi nee nañ moom moo ko moom bi sëñ Tuubaa ñibbisee jógee Gabon ñibbisi maam Cheikh Fall moo ko njëkk a dalal loolu ñu bëri xamuñu ko sëñ Moussa Ka bind na ko sëñ Moussa Ka bind na ko maam Cheikh Fall sëñ Tuubaa bu ñibbisee jógee Gabon maam Cheikh Fall moo ko njëkk a dalal ci këram gi nekk Dakar bu fa sëñ bi jógee mu jël kër gi jox ko àddiya loolu sëñ Moussa Ka moo ko bind. donc amoon na ay kër ak ay terrain Dakar amoon na ko fii Njaareem amoon na ko Touba donc il était extrêmement actif au niveau de l'immobilier mais alal jooju yëpp maam Cheikh Fall amoon lu mu ko doon doyee alal jooju yëpp maam Cheikh Fall amoon ba xam ne mënoon wax ni moom moo gënoon a riche ci Sénégalais à l'époque maam Cheikh Fall lu mu ko doon doyee liggéeyal ci Serigne Touba liggéeyal ci Serigne Touba tubaab bi moo ko bind du man maa ko wax de tubaab bi moo ko bind Paul Marty lu tax ma naan toujours Paul Marty parce que Paul Marty à l'époque au niveau de l'administration coloniale moom moo doon surveiller de près les mourides Paul Marty boo demee archives yi bind yu ëpp moom moo ko bind parce que fu murid yi nekk topp na leen parce que dafa foogoon ni murid yi ay nitu fitna leen dañuy waay def jiyaat loolu defoon bopp bi moo tax fu murid yi nekk topp na leen fu Sëñ Tuubaa nekk dem na fa njaareem gi ñëw na fi plusieurs fois njaareem gi ñëw na fi plusieurs fois dem na ba bu ñëwee fii kër gu mag day laajte fan la sëñ bi nekk ñu ne ko sëñ bi néeg bee la nekk day ñëw rek xëcc sàkket bi xëcc dugg ci biir pour xool ni pour xam Sëñ Tuubaa lu mu nekkee ndax ñaaw njort Jurbel gi laa la wax fi kër gu mag gii bu ñëwee ci kër gu mag gi ñu ne laajte ana sëñ bi ñu ne ko sëñ mi ngi fële néeg bële day ñëw mooy ci néeg mu xëcc sàkket bi xëcc du dugg ci buntu bi de day xëcc sàkket bi fëq pour xam sëñ bi lan la nekk ci biir parce que moom dafa ne ci xale bi nii Sëñ Tuubaa mi jiyaat lay waaj Paul Marty moomu fu Sëñ Tuubaa dem topp na ko moo tax lu ëpp ci mbindim archive moom moo ko bind Paul Marty moom moo dem ba ni maam Cheikh Ibra Fall moom mooy intendant communauté mouride moom moo ko bind moom moo ni maam Cheikh Ibra Fall mooy ministre de l'économie de la confrérie mouride ndax lan lépp lu murid yi soxla moom moo koy joxe lépp lu murid yi soxla moom moo koy joxe moo commencé ci jumaa ji nekk suñu ginnaaw biñ koy tabax addi yi maam Cheikh Ibra Fall joxe kenn joxewu ko fi jumaa ji nekk suñu ginnaaw biñ koy tabax addi ji sëñ Cheikh Ibra Fall joxe kenn joxewu ko fi li may wax du samay wax waxu sëñ Moussa Ka la boo jàngee marsiya bi sëñ Moussa Ka bind si maam Cheikh Ibra Fall dana wax ni la bu muy joxe addiya ji ay gëlëm la ko sëf dana maam Cheikh Ibra Fall bi muy joxe addiya pour jumaa ji addiya ji ay ngudd la ko sëf si ay maal ay ngudd la jël def ko si maal sëf ko ay gëlëm ndax bëri loolu maam Cheikh Ibra Fall moo ko liggéey bi Sëñ Tuubaa demee Gabon dafa ni ko woon lépp sama njaboot soxla na nga ko faj boo liiree sëñ téere bi sëñ Bassirou bind mu ngi si moom moo ko wax sëñ Bassirou Mbàkke moo ko bind si téereem boobu moo ko si bind waaw moom moo ni bi Sëñ Tuubaa demee Gabon li war su ñun ñëpp lépp Cheikh Ibra Fall moo ko gàddu woon Cheikh Ibra Fall moo ko gàddu woon lu mu liggéey joxe ko bi Sëñ Tuubaa nekkee Gabon daaw na jël ay xar rey ko
jox El Hadj Malick Sy temps mi ngi woon Ndar ni ko defaral ma xar yi ndax sa mbokk ma laa koy yóbbante te xam naa ne yow ku sell nga bu ko defee xar yi mu weer ko ba mu wow mu def ko si ay bërigo yóbbante ko Sëñ Tuubaa si bato yi jox ko àddiya di ko jox àddiya loolu mu ngi ci téere yi bi Sëñ Tuubaa nekkee Mauritanie lu mu bay dana ko yóbbante jox ko àddiya loolu archive moo ko bind parce que bi Sëñ Tuubaa nekkee Mauritanie lu fi jógee Sénégal dem si moom da nga doon am autorisation bi Sëñ Tuubaa nekkee Mauritanie lépp lu jóge woon seen Sénégal jëm si Sëñ Tuubaa bala nga koy yóbbu da ngay am autorisation gouverneur moo tax boo demee archive da nga gis moom Sëñ Cheikh Ibra Fall muy demande autorisation pour que àddiyam ji bi nekk Sénégal mu mën koo yóbbu Mauritanie si Sëñ Tuubaa donc loolu mooy wane lan fu Sëñ Tuubaa mës a nekk àddiyam fekk na ko fa fu Sëñ Tuubaa mës a nekk maam Cheikh Fall am nag pexe ba àddiyam fekk fa àddiyam jooju fekk fa Sëñ Tuubaa donc loolu mooy wane ni moom li muy liggéey lépp alal ji mu am yëpp Sëñ Tuubaa la ko jox alal ji mu am yëpp Sëñ Tuubaa la ko jox moo tax Matti tudde ko l'intendant de la communauté mouride tuddewaat ko le ministre des affaires économiques de la confrérie mouride parce que moom dem na ba xam ni maam Cheikh Ibra Fall lu mu liggéey jox na ko Sëñ Tuubaa lu mu liggéey jox na ko Sëñ Tuubaa donc du woon nit ku xam ni da doon liggéey alalam ngir denc ko déedéet li mu liggéey lépp joxe na ko àddiya li mu liggéey lépp jàppal na ko njabootu Sëñ Tuubaa mag ñi nee nañ bi mu nekkee njaareem parce que njaareem la nelawee en 1930 kii bi permettre ma ko mais archive mi ngi fi 1930 rapport bi ñu bind à l'époque pour informer gouverneur de l'AOF archive maa ngi moom en 1930 donc njaareem gii njaareem la nelawee bi sëñ Modou Moustapha wuutoo Serigne Touba maam Cheikh Ibra Fall jàppal na ko bu baax jàppale na ko bu baax a baax ci alalam jàppale na ko ci xelam jàppale na ko ngir ñu yeggale jumaay Touba looloo tax moom ak Baye Fall yi ñu tàmbalee raay bi njaareem ba Touba raay bi jugee njaareem ba Touba maam Cheikh Ibra Fall ak Baye Fall yi ñoo ko defar at moom bi ñu koy defar am na ay Jurbel fii épidémie de peste at yi ñuy def nii teg raay bi Jurbel fii amoon na épidémie de peste mu rey fi ay Baye Fall yu bëri mais teewul ñu continuer liggéey bi ba raay bi egg Touba te nee nañ jamono jooju maam Cheikh Ibra Fall bis bu xëyee mi ngi ci liggéey bi bis bu xëyee moom mooy superviser liggéey bi maam Cheikh Ibra Fall day dem ba fal liggéey ba yem ñu defar ko mbaar mu toog di xool nit ñi di liggéey ba mënatu ko mu doog koo bàyyi donc maam Cheikh Ibra Fall li ñu mën a wax si moom bëri na waaye li ñu seetlu mooy nit ñu bëri xamuñu ko maam Cheikh Ibra Fall parce que bu ne maam Cheikh Ibra Fall rek ñu luy xalaat mooy miracle yi mu def moom la ñuy waxtaane yëg na ci garab daanu def na lii ñi daal daanu ñu bëri xamuñu maam Cheikh Ibra Fall ndax bu nee maam Cheikh Ibra Fall li ñu xam ci moom mooy miracle yi mu def
waaye maam Cheikh Ibra Fall nitu zaahir ak baatin la nitu zaahir ak baatin la looloo tax ñu war a gëstu ay jaar-jaaram xam lim liggéeyal yoonu murit ngir mën koo jariñoo ndax wane na ay preuve am comme ni ma ko waxee léegi wane na ay preuve am ci commerce wane na ay preuve am ci mbay wane na ay preuve am ci immobilier booleeg muy jàngale di former di financer ba ci ay jamonoom moo doon sénégalais bëpp xaalis Sénégal waaye comme ni ma ko wax xaalis bi amoon yëpp jox na ko Serigne Touba nee bi mu nelawee fii ci njaareem 315 francs lan fekk ci moom bi mu nelawee fii ci njaareem nee nañ 315 francs la fi bàyyi nit ku xam ni à l'époque yaa ngi doon gagné chaque année 50 000 francs bi mu fiy jógee nga bàyyi fi 315 francs loolu mooy wane ni du woon nit ku xam ne da doon denc alal li mu am lépp jox na ko Serigne Touba fu Serigne Touba mës a nekk àddiyam fekk na ko fa waaw donc jot na ñu xam kan mooy maam Cheikh Ibra Fall looloo taxoon ma jël sama gëstu yi may def yëpp jagleel ko maam Cheikh Ibra Fall pour nit ñi xam ko mën koo jëriñoo xale yi nekk ci réew mi mën koo jël comme modèle mën koo jël comme référence ndax ñu dañoo tàmm di ut ay référence feneen di ut ay repère feneen alors que ci biir réew mi am na repère yu mat sëkk waaye problème mooy lan xamuñu leen te bu leen xamul du leen mën a exploiter damaa wax maam Cheikh Ibra Fall rek mais boo jëlee mag ñi fi nekkoon ñëpp nga xool seen jaar-jaar da nga xam ne ay nitu zaahir lan mais aussi ay nitu baatin lan dañ doon ay liggéeykat doon ay acteurs économiques donc jot na ñun ñi xam ne ñooy intellectuels yi ñun ñi xam ñooy chercheurs yi ñu gëstu suñu mag ñooñu ndaxte kenn du ko def suñu place kenn du ko def suñu place donc ku nekk université di def ay gëstu war ngaa jël temps consacré ko suñu mag ñooñu buñ ko deful defuñu lu nu war buñ ko deful lu ñuy def mooy lan gëstu maguñu yeneen dëkk waaye di def ay gëstu yu xam ne amul benn sens donc li may ñaan sama mbokku chercheurs yi sama mbokku professeurs yi sama xaritu étudiants yi mooy ñu gën a jox gëdd xam-xam gën a gëstu ci sunu mag ñi gën a gëstu yoonu murit loolu am solo la bu ñu ko defee ñi xamul danañ xam parce que man ci samay recherche bi may def sama recherche rencontré ay njaboot maam Cheikh Ibra Fall mais wan naa leen ay archives yu xam ne mën nañu ko waxee ñoom sax xamuñu ko woon pourtant ay surtout maam Cheikh Ibra Fall lan ay sëtam lan mais xam loolu naa leen lu xam jox naa leen ay preuves yu xam ne ay archives ay informations ñoom sax xamuñu ko woon donc fokk ñu def liggéey boobu liggéey gëstu pour xam bu ñu xamee xamle nit ñi jàpp ci lu dëgër parce que murid yu bëri xamuñu dañuy topp mu mbaay mi rek Baye Fall laa waaye yow est-ce que xam nga mooy Baye Fall xamuñu ko murid laa mais est-ce que xam nga lan mooy principe murid xamuñu ko parce que jànguñu parce que amuñu ñu leen xamal xasida yi dañ leen war a traduire
si français xasida yi dafa jot ñu jël xasida yi tekki ko si tubaab tekki ko si anglais bu dul loolu du tasaaroo te sëriñ si bañuñu ko Sëñ Lahat moo fi njëkk a digle ñu traduire ay xasida loolu ma fekke la man Mbàkke laa màggee jamono Sëñ Lahat fi la ma fekk bi muy joxee ndigal ñu traduire xasida yi fi la ma fekk donc ñoom bañuñu ko donc dafa jot xasida yi ñu recensé leen ñoom ñëpp recensé xasida yëpp ñu mën a recensé bu paree ñu teg ko ci tubaab teg ko ci anglais teg ko ci italien teg ko ci langue yëpp bu boobaa xasida yi mën a tasaaroo bu dul loolu ñi ko mën a jàng dong ñoo koy jàng ñi ko mën a jàng dong ñoo koy jariñoo te liggéey boobu dama yaakaar ni intellectuel yi ñoo ko war a def lu nu mën la te wuñu de lu nu mën la bu ko deful keneen du nu ko defal wala nu koy defee du nu neex te duñ si mën dara donc damay ñaan ñiy jàng université yi ña fay jàngale borom xam-xam yi ña fay gëstu ñuy gëstu yoonu murid wi gëstu li Sëñ Tuubaa bind gëstu jaar-jaaru mag ñi bu ko deful defuñu lu nu war bu ko deful defuñu lu nu war man dama fa bàyyi liggéeyu Sëñ Tuubaa di étudier ay roman français ak roman américain du ma ko def pourtant moo gënoon a yomb man may jël sama sujet mémoire li sama encadré man si Maam Cheikh Fall laay liggéey metti na woon lool moo naa jël benn sujet bu gën a yomb ma bind ko en 1 an pare mais damaa jël sujet boobu ndax damaa xam ni lu ma war la mu metti lool ma muñ ko donc jot na ñu liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci wàllu xam-xam joxe àddiya baax na liggéey Sëriñ Tuubaa ci doole baax na mais dama yaakaar ni sëñ bi jot na maintenant ñu liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci xam-xam heureusement que suñu xalif bi bokkook ñun gis-gis heureusement que suñu xalif bi bokkook ñun gis-gis wolof Njaay nee lu jot yomb te yoonu Sëñ Tuubaa lu war a jot rek lu war a am rek day am donc am naa yaakaar ni li ma bëgg te professeur Gaye bëgg ko professeur Kane bëgg ko ñu bëri bëgg ko dana am c'est-à-dire ñu gën a jox gëdd xam-xam waxtaanu daanu yi baax na lool xeexuñu ko de waaye bu ndajee tee ñuy waxtaanee xam-xam ba ku fa jugee am loo fa jëlee lu lay jëriñ. فسرت مقسطا بلا إقلال مع الأكيم مهترى كل يدي من البرايا أقبلت أديتي إلا يقبلت أدية الكريم وكل ما كنت من الله الأرام آيات منزل كتاب نزلي وإنني أن الأشاب